asalaamaaleykum mbokku internautes yi mbokku département Koungheul ñu ngi fii nii ci Gént Pathé andi ceeg waa UDAM tey ñu ñëwoon pour rencontrer le maire rencontrer population bi mais bu ñu ne population bi dañuy rencontrer les chefs de village ak les points focaux yi xam ne ñoo nekk ci les points focaux yi xam ne tey ñu ngi liggéeyal waa UDAM muy unité départementale d'assurance maladie ñooñu nag war a am lu ñu dugal fii ci commune bu Gént Pathé muy nekk adhésion villageois wala champ collectif yoo xam ne benn tool bu xam ne dañu koy bay ci dëkk bi ñu ban ko pour mën a fexe ba dëkk bi ñu mën leen a enrôler ci UDAM loolu nag lañ ñëw pour jël leen ko gis ngeen ñu ngi nii nekk ci mairie bi xam ne mooy mairie bu Gént Pathé ci biir salle bi ñuy nekk noonu autorité ñu ngi fi amee rek ànd ceeg le préfet Alioune Badara Gassama bi xam ne mooy nekk adjoint préfet bu Missirah Wadène ànd ceeg directeur UDAM Ibrahima Senghor ak waa CMU bi xam ne ñoom ñoo jeekoo fële ca Kaffrine ki ñuy wax Ibrahima Diouf jiite leen ñoom ñëpp ñu lañ àndal ñëw fii ci kii xam naa ci kanam rek li ñu fi indi mooy fexe ba laaj waa dëkk bi ndax ñoom danañ adhéré ci lii nii xam ne UDAM bëgg na ko fi def mooy champ collectif yi wala adhésion villageois yi buñ ci paree ñi laaj ki xam ne mooy maire bi lan moo ci xalaatam laaj ki xam ne mooy yor antenne bi fii nii gérer les points focaux yi xam ne ñoo nekk ci commune bu Gént Pathé ñi laaj ko xalaatam buñ ci jógee itam danañ laaj ci askan bi ñenn ñu xam ne nan lañ gisee UDAM bi lan lañ ci bëgg mu gën a yokku parce que gis nañ ne ñëpp nee na njëriñ neen la te loolu yëpp nag lañ ñëw pour jëlal leen ko fii ngeen topp ñi rek ci kanam ñu dugg ci biir jëlal leen ñoo ñëpp seen xalaat pour mën leen ko jox ngeen mën di ko jëriñoo fii ci Gént Pathé ak ñun xibaaru Bambouk mais itam nag ñu ngi ci ànd ak waa rajo Koungheul sama doomu ndey Alpha ñu ngi ci ànd ak ñoom ñëpp dañ dugg ci biir léegi jëlal leen ko kon ci kanam incha allah. ñetti téeméeri nit ak benn ñooy yeewoo nga xam ne mooy saytu wàllu population bu ngeen seetloo fii tey juróom-ñeenti ñu ngi dugal seen waa kër waaye ñu ngi diggalaale tamit 23 ñi nga xaale seen kër yi ñoom ñëpp ñu ngi toll ci daanaka laal na leen ci biir département loolu wane na ni jéego bu mag am na ci donc dafay mel ni kon ci wàllu dugginu mutuel bi nit ñi ñu ngi ci am ay jéego maintenant pexe bii ñu def nañ am dara waaye am dara loo xam ne tam moo ko gën a yomb bu fekkee man fii yéen a ngi toll ci juróom-ñett ñoo xam ne ñoom ñoo bokk ci mutuel bi ci bokkin bi mi ngi mel ni tey képp bépp borom kër bu dugg ci ci Gént Pathé rek mi ngi mel ni yow ëndaale nga juróom-ñetti nit loolu nag baax na ci CMU daara am ngeen ci 64 juróom benn fukk ak ñeent loolu li ko waral mooy dafa am daara bu ñuy wax daara paquet bu sëñ kii Ali Gueye sëñ Ali Gueye daaraam boobu c'est IF inspection formation éducation formation dans le cadre de la région villageoise avec les acteurs territoriaux de la commune de Gént Pathé xam naa ne après monsieur Senghor di directeur UDAM dina ko gën a yaatal donc pour allocution yi dañuy dox d'abord borom dëkk bu Gént Pathé mu dalal ñu dalal ñëpp bu ñu paree ñu jox président président association des chefs de village muy Mortala Sarr yow aussi nga dalal ñëpp après monsieur le maire yow tamit nga jël kàddu bu ñu paree ñu jox directeur UDAM muy monsieur Senghor bu ñu paree ñu jox monsieur Touré mu ngi toog ni sama wet muy chef service régional agence CMU bu Kaffrine après man ma tiidi bu ñu paree nag ñu delloo leen kàddu gi ñoom ñu gën a yaatal waxtaan bi mais balaa boobu ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu présenté wu nit ñi mën ñoo xam man may monsieur Alioune Badara Sibiri Gassama di adjoint sous-préfet bu Missirah Wadène. Salaamaaleykum maa ngi tudd Ibrahima Touré maay chef de service régional bu CMU. nettali ndax réunion bi am na solo lool affaire wàllu wér-gu-yaram moom képp kuñ ci woo da ngaa war a déglu ndax feebar yi ci biir réew mi bëri nii lool te ñii ñoo xamee pexe mi kon niñ déglu bu baax ñu wax ñi boobu ko xeggee kenn ku ne am looy nettali maa ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp di sant ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf. leen nuyu ci turu monsieur le maire Mbourouka wax dëgg yàlla bëggoon na teewee daje bi ndax moo woote woon yëgal ñu ko waaye ci guddi nag wax dëgg yàlla la ma woo mu ne yaramam dafa am rendez-vous Touba janatu kon day dem foofu seeti ko loolu moo tax mu ne nag nañ leen sant gërëm leen bisimal leen dalal leen wasalaam. Merci monsieur le maire. di tàmbali rek di remercier bu baax a baax autorité administrative bi muy sous-préfet bi El Hadj Djibi Bokoum waaye tamit mujj fi yebal am ngant mujj fi yebal
préfet Gassama en fait di remercier également yéen borom dëkk yi nga xam ne bàyyi ngeen yitte yëpp ñëw wuyu si ak point focaux UDAM yi maa ngi leen di gis si biir mbooloo mi au passage di wax rek point focaux UDAM yi mooy ñi nga xam ne mooy dëkk bu nekk tey am nañ fa koo xam ne moom la ñu wooye point focal UDAM muy waxtaan ak askan bi parce que ñoom seen jubluwaay mooy bépp daje bu am ñu mën profité informer nit ñi ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi di remercier également ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal jóge fële ci kii bi ku mel ni chef de service régional agence CMI Touré nga xam ne tey ak monsieur Diallo ñoom dañ fay ñëw exprès ci commune Gént Pathé pour fekkee si lii nga xam ne moom mooy waxtaan bi ñuy def ndax waxtaan bi ci fàttali bu gàtt dañ ko tàmbali woon ca Koungheul woo autorité administrative yi woo maire yi woo chef de service yi waxtaan ak ñoom léegi nag bii nii dafa nekk bi nga xam ne dañ koy def ci commune bu nekk ñu tàmbalee ko nag ci Gént Pathé xëy na balaa mooy dugg ci biir mbir mi mën naa xaar tuuti comme dañ doon nuyoo rek vraiment di remercier aussi partenaires yi muy ñi nekk ci coopérative yi muy également ñi nekk ci opérateur économique yi parce que ñëpp jokkoo nañu ak ñoom wax leen suñu mébét ci lii chef de service yi également yi nga xam ne waroon nañ ànd ak ñun waaye xëy na dañu am ngant waaye dara du leen ump ci bés bi parce que bu ñu defee rapport bi danañ ko partager ak ñoom ci gàttal daal di vraiment remercier ñëpp di sant ñëpp ci ñëw di nuyu maire bu baax a baax maire ngantam moom tamit nangul nañ ko donc vraiment di rafetlu toogaayu maire ak borom dëkk bi nga xam ne mooy bu Gént Pathé ak borom dëkk yi fi nekk yëpp donc nuyoo la woon rek ci kanam tuuti danañ ñëwaat ci li nga xam ne moo sabab ndaje bi ñu ngi remercier ñëpp jërëjëf. jóg bi ñu jóg te kilifa yi toog mais xëy na pour ñu gën ñu dégg tuuti rek la ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di ci jeetal monsieur Gassama préfet Gassama mi nga xam ne moo représenté kilifaam di sous-préfet bi di nuyu maire bi à travers kilifa gi nga xamante ni moo ko représenté nuyu chef de village yi fi teew yëpp ak ñi leen teewal ci table ji nuyu aussi le directeur de l'UDAM Senghor di sama turando aussi Ibrahima la tudd comme man di nuyu aussi Alioune Diallo mi nga xam ni ñoo ànd te moom lépp lu jëm ci wàllu liggéeyu mutuelle yi moom mu nekk wàllam moom mooy responsable bi foofu ci service bi ñu jiite. sunu teewaay nag tey dafa nekk teewaayu mbégte naam sax xëy na dem xaw nañ guddee ñëw mais bi ñu ko Senghor waxee ci semaine bële ñu ne ko dinañ def tout ba teew ci ndax pour ñaar benn jàngale ci ñun parce que bi ñu fi nekkee ba léegi aussi itam yàggul noonu bi ñu tabaskee ba pare lañ ci nekk remplacer équipe bi fi nekkoon daje bu mel nii defe naa ñu ngi koy soog a am boo xamante ni nañu may chance ñu daje ci ñi teewal population bi yëpp moo xam chef de village yi ak pàcc mu yaatu ci population yi. beneen bi ci des ci wàllu liggéey bii ñuy nekk dafa laaj tey mutuelle bu nekk ak foo mënti nekk wala bénéficiaire mutuelle bu nekk ak foo mënti nekk léeg-léeg ñu yore liggéey bi ñu gis leen ñu saafonte ak ñoom donc muy raison bu njëkk bi tax ñu amoon cawarte teew ci ak lu ñu mënti sonn wala ñu mënti am ci liggéey. beneen bi ci des dañu jóge ci benn activité boo xam ni moom lañ dem def Thiès muy agence bi at bu nekk dañuy defar li ñuy tuddee PTA muy programme bi koy permettre këyit bi koy permettre mu mën a tënk activités yi muy def ci at bi ñuy nekk mais ci biir liggéey boobu dafa bëri woon lu doon recommander nii nañu capitaliser champ expérience champ collectif yi ak adhésion villageoise moo xam comme bii ak bi amoon Ngeraan Fass ak Lour Escale ak tey li waa Paza Lumakaaf def ñu ne leen ñun de déjà lancé nañu étude bi faf yàlla aussi da étude bi liñ ci gën a jublu mooy résultat wu étude bi nekk impact am effet immédiat c'est-à-dire bu ñu paree étude bi rek li ñu jàngee ci Lour Escale jàngee ko ci Ngeraan Fass ci wàllu adhésion villageoise mën naa ni jàngee ko ci Gént Pathé ndaxte lii foofu lay jëm ñu jàng ko ci Paza bu ñu paree gox gaxaan bu mu mën a dëppool rek fu champ collectif mën a jaadu ci Kaffrine par exemple ñu def ko fa foo xamante ni lu mel ni li waa Paza lu ma kaa def ñoo moo fa jaadu ñu def ko fa donc loolu dafa nekkoon
ci yenn recommandation yi nga xamante ni ci atelier bi ñu jógee recommandation yu forte la fa ñu ngi koy wax consultant bi ñoo waroon ànd ma ne ko bu ma sañoon daje boobu nga fekke ko pour que aussi comme que yow yaay def étude bi boo ko démarré nga xam ni déjà sa étude moom démarré gu ko mais UDAM bi ak kilifa yi fii nekk ci gox bi moo xam autorité administrative yi la ak yéen a ngi ci doxalin boobu gis ngeen njariñ ba xaaru leen sax étude yéen a ngay continuer ci logique boobu kon nag moo tax ñu ni tànku teewaayu jàng lañ fiy teew moom dafa hospitalisé woon semaine bi moo tax tey la reprendre ñu ne kon bàyyil ñu teewaaleel la bu ñu paree rendre ko compte mais après xam naa dina fi ñëw moom rencontrer UDAM bi pour xool naka la liggéey boobu di mën a tëddee donc bi ma xoolee agenda bi tamit bëccëg bi xat na kàddu yaa ngi gudd te amul njariñ mais maa ngi koy jéggulu di am mbégte lool la teew fi te ñaan yàlla mu mën a nekk sunu mujjee gisee wasalaamaaleykum. pour mu gën a yegg ci kaw ba nit ñi mën ci jot ci xabaar rek mu gën a baax ci rajo bi Alpha mën na koo teg waa dëkk yi di ko déglu biir Koungheul waaye tey Matar Sarr moom dafa yor jumtukaay boo xam ni moom la ñuy wax Koungheul info moom ci affaire internet bi lay dugal information yi donc loolu bu ñu ci paree tey adduna bi yépp mën nañ jot ci ne def nañu daje bu mel ni Koungheul fii ci Gént Pathé li muy waral tam mooy mbébét bi ngeen am mën na am mu am doomu Gént Pathé boo xam ne kat xëy na nekkut sax fii ndax gis nañ ko fu mel ni Xurdaan bi ñuy def waxtaan bi ak ñoom sóoruñu ko woon mais benn jamono seen association ressortissants yi nekkoon Suisse dañu déggoon information bi ba am jàppale bu ñu defoon ñëw dugal ko ci biir mi donc danañ ci yegg si ngeen xam ne xëy na fii la tàmbalee rek waaye liñ bëgg mooy mu dem ba nekk pexe boo xam ne ñëpp dañ ciy dugal seen loxo képp koo xam ne bokk nga ci askan bi nga mën ci gis sa bopp bu baax waxtaan bi nag ñu bëgg ko def ci ndigalu kilifa yi ci anam bii ginnaaw ba ñu weesoo accueil mise en place invité yi def nañ ouverture officielle bi ak autorité bi waaye itam dañuy xëy na présenter objectifu ndaje bi ci gàttal ndaje bi li ko tax a jóg mooy rek atelier bi dafay bëgg weccee ak acteurs yi fi nekk tey boo xoolee ñi fi nekk maire mi ngi fi ak ay conseillers waaye itam chef de village yi ñi ngi fi borom dëkk yi waaye itam ñi ngànk diine bi ñi ngi fi waaye itam point focaux UDAM yi ñi ngi fi waa coopérative yi ñi ngi fi suñu collègue dama leen fàtte woon bi mooy nuyoo sànq mooy ICP yi nga xam ne ñoom ñun buñ demee ba mën a def li ñuy def ci wàllu demande bi vraiment ñoom ñii ñoo tax duudu représenté leen fi ak madame Ndiaye mi ngi ñëw liñ bëgg daal mooy dafa am ñaari pexe yoo xam ne dafa amoon ci département bi muy ñu koy woowe expérience champ collectif muy benn dëkk bu leen jege lool muy Santhi Guérane waaye tamit Lour Escale mu am fa ay pexe yoo xam ne nit ñi kat teg nañ ko ba ay limu nit yu am solo mën cee am carte mutuelle bi résultat yi génnee nag ñu ni lii du lu ñuy yemale fii rek ci commune yooyu ñu waxtaan ci ak kilifa yi def benn ndaje bu mag ca Koungheul woo autorité administrative yi sous-préfet yi préfet yi ñu toog maire yi toog chef de service yi toog ñu waxtaan ak ñoom pour fexe ba dëkk bu nekk ci biir département bi nga mën a am toolu mbay boo xam ne la fay génnee yow dañ ci mën a waa dëkk ba dañ ciy mën a bokk ci mutuelle bi danañ ci ñëw ci détail donc loolu ñu tënk ko nag ci baat bu ñuy wax adhésion villageoise mooy tey wàllu wér-gu-yaram dafa yegg foo xam ne nekkatul ku nekk dañ koy bàyyi muy débrouiller wu ci këram wala moom ci biir kër gi ku nekk di débrouiller wu moom ci boppam waaye dafa war a nekk loo xam ni askan bi yëpp ñoo koy téyandoo bu ko defee du diis ci kenn mutuelle bi nag loolu moo ko tax a jóg ndax mutuelle boo koy définir tey ci ni mu gën a gàttee mooy ñëppay boole seen doole bu ko defee ki feebar tey ñëpp sodoo pajam du metti ci kenn ci moom bu ko defee kooku feebar tey suba moom mooy wér mën a jàppale keneen mu faju donc ngeen gis ne pexe bu ñu am ñun liñ mën rek mooy am xalaat bu rafet njortu nekkat lii boo ko defee dana yombalal askan bi seen bokk ci mutuelle ñu ñëw weccee ko ak yéen loolu moo waral xalaat bi itam ñu gis ko xam ngeen ne yàgg nañoo ñëw ci communes yi di def ak yéen daje borom dëkk yi acteur boo fi jël tey mus nañ def ak ñoom daje jàppaleen ne daje bii nag dafa nekk daje boo xam ne dafay ëmb acteur yépp parce que tey képp koo jël ci dëkk bi rek am na pàcc bu mu ci war a mën a dox parce que mbirum mbooloo la moo tax
léegi ci loolu danañ am objectif spécifique yuñ ci def mooy partager procédure ak orientation mise en place adhésion villageoise yi mooy adhésion dëkk boobu naka lañ koy doxalee partager résultat sañ ci Guérane ak commune Lour waaye itam échanger ak maire ak conseillers yi ci itam ñoom naka lañ mën a def tam ba jàpp ci mbir mi xam ngeen ne ci maire yi am na ay wàllu joxe semence beeg yooyu am pàcc buñ ci am waaye itam ñoom am nañu budget boo xam ne tey gis nañu commune bu mel ni bu Lour lam ca def danaa ci dellu si léegi na mu ko doxee donc fii itam dafa nekk daje boo xam ne maire yow ak say conseil dana baax ñu mën a njortu tam xëy na naka la war a mën a demee diggante maire bi ak borom dëkk yi ci jàppale ci pexe bii nii waaye tamit dañu échanger ak borom dëkk yi ndax buñ nee toolu mbay ci dëkk bu ne lay tekki rek ne kon dëkk bu nekk war na am tool léegi nag tool boobu du jóge fu nekk tam tool bi dañ koy jàpp ne fii mooy béréb bu tool bi loolu tam borom dëkk yi ñoom rek ñooñu ci mën a leeralal ndax tey buñ fi jógee mën nañ jàpp ne jot ci tool boobu war na mën a ne ak ndax dana yomb ak ci yan anam lay doon donc weccee yooyu itam faw ñu def ko buñ jógee ci loolu itam danañ weccee ci composition comité villageoise ndax dafa am tey buñ ne dañ koy def ci dëkk bu ne bëgguñu def ko noonu rek wax rek nit ñi tasaaro waaye dañu bëgg dëkk bu ne mu am lu ñuy wax comité villageois comité de suivi mooy ay nit limu nit ñoo xamante ni danañ nekk ca dëkk ba dëkk bu ne man di saytu doxalinu tool boobu ndax mi ngi jaar yoon wala jaarul yoon composition bi nag ñun duñ forcer kenn ne kii ak kii yay nekk ci comité bi loolu tam fii lañ koy waxtaanee ba ngeen nañu comité boobu kat xëy na bu fa imaam nekkee bu fa diw nekkee bu fa diw borom dëkk nekkee bu fa diw nekkee dana baax ñu tënk loolu fi ñuy jeexalee nag mooy par rapport ak service technique yi ku mel ni SDDR mooy développement agriculture service développement départemental développement rural mooy waa agriculture waaye itam CADL Diouf waroon na ñëw ak ñeneen ñi ki ñuy wax Jegaan Diouf aussi waroon na ñëw nga xam ne moom bu ñuy wax Guérane Fass ak toolu mbay moom bi muy nekk ICP la ko defoon foofu waaye dafa am ngant waaye danañ ko fi représenté waaye itam partenaire technique yi yëpp ku mel ni ñu ngi remercier au passage ku mel ni Save the Children benn partenaire la boo xam ne ñoom ñoo jàpp tey ci xëy na añ bi ñuy toggal ñi nga xam ne woo nañ leen fii nii ñoom ñoo ci jàpp gunge ñu ci bu baax a baax dangeen gis seen tur ci feuille de présence yi ngeen dikkee dangeen gis ne seen logo mi ngi ci vraiment ñoom itam ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax Sonko aussi nga xam ne moom mooy développement moom mooy yore conseiller départemental RSS plus moom tamit nekkoon ca bureau ba avant muy dem district moom tam vraiment ñu ngi koy remercier ci gunge bi ndax ci moom am na programme boo xam ne ci ay nit ñuy waxtaan ci wàllu mutuelle bi ak ci wàllu wér-gu-yaram ñoo xam ne ñoom ñoo leen di appuyer di leen jox ay ndàmpaay pour ñuy mën a dugg ci askan bi di waxtaan ak ñoom donc ñoom aussi ñu ngi leen ciy remercier donc waxtaan bi tey mën nañ jàpp ne noonu lay tëddee donc préfet bu fekkee ne amul amendement ci agenda bi ak point yi ñu bëgg a ci nit ñi pour ñu yeesal bi nag aussi comme suma mbokk pël yi laay bëgg wax foofu wala séeréer du caaginu rek tey man damay xaar ba at bi jeex ma doog a yeesal xam na xam nga li may bëgg wax tey bu fekkente ne bay nga bay bi neex naat loolu nee nga yeesal sa bopp pour juróomi at juróom-benn at sa dépense su gannaaw suba la nga joxe ko tey wala dépense su gannaaw suba sa dépense su gannaaw suba wala sa dépense su at wala weer bu ne mën nga ko joxe tey même chose la ci dépense la sa dépense su gannaaw suba wala gannaawaat suba wala weer mën nga ko joxe tey du tee toujours di nga dépense donc waruñu xaar sax ba at ba jeex ñu naan dañuy cotiser fekkente ne tey fer naa ko dem naa fële di ngay waxati luuma jaay naa fa fukki nag wala juróom fukki nag am naa fa xaalis bu ma ñëwee naa ko nattal kër gi yëpp pour ñaari at wala ñetti at nga toog noppalu ko soo ko dee ñetti at rek dootoo sonn dinaa damay yeesa loolu laa ci bëggoon yokk maa ngi déglu dañu bët
ok jërëjëf mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngi fii ci Gént Pathé ànd fekk waa UDAM mooy unité départementale d'assurance maladie war a ñëw rencontrer ñi fi nekk mooy ñu fi nekk les points focaux mais ki nga xam ne moo yor antenne bi fii nii ci Gént Pathé mu ngi nii ñu taxaw mi Babacar Samb am na ñu muy liggéeyal mooy les points focaux yi fi nekk mais tey ci ndaje mi maire mu ngi fi am na jeunesse fi nekk am na des chefs de village fi nekk bàjjeni gox ñëpp ñu ngi fi tout simplement mën nañ jël message bi xam ne soxla nañ ko pour ñu mën a àggale ci askan bi Babacar yow yaay teewal fi UDAM ci département ci commune bu Gént Pathé nekkal fi ëmb ñëpp ñoo xam ne ñooy point focal yi nekk ci village yi tey nag UDAM ñëw pour instaurer li ñuy wax champ collectif ak ou bien adhésion villageoise la ngeen ci mën a wax Gént nan la ko nar a dundee. waaw merci Matar maa ngi Babacar Samb président antenne commune de Gént bu UDAM ñëw fii tey ci ndaje mi pour waxtaanee lépp lu aju ci mbiru champ collectif ak ànd ci ak points vocaux yi ak chef de village yi commune bi ak bàjjenu gox yeeg relais yi tout ak les 2 infirmiers chef de poste yi nekk ci commune bi ñoom ñëpp ñëw nañ pour ànd ceeg ñun yaakaar naa loolu lañ pare pour waxtaanee ci naka la ñuy def ba dëkk bu nekk adhéré wu comme ñu def ay adhésion villageoise mais ñu jaarale ko ci champ collectif yi daal. waaw nan ngeen ci nar a taxawee ndaje mi je crois que suba léegi yéen a ngi ci am na lu ngeen jël tënk est-ce que tey am nga yaakaar nag Gént dina adhéré danañ jël li adhéré ko pour mën ko def dëkk bu nekk mën da benn champ collectif boo xam ne yow li nga bëgg ci li ngay rêvé dina am. waaw d'ailleurs comme noonu laa ko waxee ci biir salle bi réunion bi tamit loolu laa wax chef de village yi na ñëpp dajal seen engagement que boo xoolee tey au niveau de Gént ñu ngi nekk liste de 63 villages. 63 villages yooyu yëpp peut-être. xam naa ne ñi teewul bëriwul parce que yaakaar naa plus de 50 chefs de village teew nañu fi xam naa Gént Pathé moom bu fekkee ne am nga réunion bu 50 chefs de village teew ak seeni point vocal ak les responsables ñëpp teew fi te dégg ñëpp ñu ngi jël ay engagement am naa yaakaar bu rëy na champ collectif yi incha allah ren suñu si autorité administrative yi jàppale ak opérateur économique am ñoom ñëpp engagement yi ñu wax tey yaakaar naa suñu ko ñëpp respecté yaakaar naa ne bu ñu demee 2021 Gént Pathé danañ ko gisaat ci beneen xar-xaram daal bu bokk na bi mu nekk ci côté kii UDAM ak couverture maladie universelle. ok ci léegi bu ñu ñëwaat si sa antenne bi nga géré est-ce que sa antenne bi ça porte bien wala am nga ay jafe-jafe wala am nga loo xam ne tey bëggul nga ko wax autorité yi mën ko xam pour mën si jàpp. waaw xaj na antenne bi problème bi ñu am mooy problème mu point vocal yi point vocal boo xamante ni dëgg mat na ko boo xoolee tey bëri nañ nag ay point vocal mais point vocal yi nga xamante ni dañuy def liggéey bi directement ni mu demee bëriwul tamit population bi tamit xamaguñ directement lan mooy point vocal ak lan la leen point vocal bi mën a emporter ci mbiru UDAM ak mbiru santé parce que normalement point vocal bi dafa war a dugg ci biir askan wi ba nga xamante ni askan wi yëpp bu ñu amee problème rek parce que point vocal par village la parce que boo jógee ko Medina Sambène tey normalement da nga war a dem gis point vocal boobu ne ko man kat dem naa poste tel wax nañ ma ne ma lii te loolu bokkutoon ci li ñu waxaale woon bi may dugg yaakaar nañ ne loolu tey bu ñu fi jógee ko dina am changement yu bare parce que gën nañoo sensibiliser waa réunion bi am na solo tellement que chef de village yi ñëw nañ point vocal yi ñëw nañ te am nañ satisfaction bu wóor que ni bu ñu delloowaatee dana am changement daal. ok ci biir salle bi gis naa ngay lancer benn message ne. jërut ñu lay oo directement. ku nekk ci benn village soxla UDAM na oo point focal bi fu nekk yow point focal bi consulté la yow da nga mën a oo UDAM loolu est-ce que mën nga si ñëwaat pour gars yi mën a comprendre. waaw parce que tamit loolu dafa am solo point vocal bi bu fekkente ne yow da ngaa nekk ci benn dëkk interpeller directement sa point vocal moo xam da ngaa bëgg a adhérer au UDAM moo xam da ngaa bëgg a renouveler sa carte moo xam da ngaa dem am jafe-jafe ci wàllu faj ma ca kër docteur yeeg yooyu jafe-jafe boo ci am rek contacter sa point vocal c'est pas l'appel nga ne xam naa Babacar Samb naa ko woo xaj na nag yow boo amee sa crédit mën nga ma woo mais li gën a yomb pour xam nga yombal faj la état bi wax couverture maladie universelle dafay xeex que lépp pour que faj mi yomb comme faj mi yomb la nag yow mi dem di faju ji sasuñu la nga jël sa crédit di woote mais sas nañ la nga wax ak sa point vocal bi man su ma wooyee téléphone man mun naa jël sama téléphone parce que UDAM man am naa ci kii puce yi forfait yi bu may wax ak waa UDAM mën naa bañ a fay mu am crédit moo ñàkk crédit mën naa wax ak directeur bi gestionnaire comptable bi ba ci chauffeur gardien tout ça collecteur ñëpp mën naa wax ak ñoom heure boo ma bëgg a waxee ak ñoom comme si tey su ma amulee crédit mën naa woo Cheikh
mi nga xam ne moom mooy collecteur u commune bi directement ma wax ko na ko wool point vocal tel village moom am na liste bi moom boobaa day xool ci liste bi rek woo point vocal boobu noonu ne ko lan mooy sa problème mu expliquer ko ñu traité ko directement su fekkente ne dafa dépassé collecteur bi mu yéegal ko ci gestionnaire comptable bi su ko dépassé da koy yéegal directement ci direction bi. ok muy lu am solo lan ngay wax ñi dëkk Gént Pathé nekk ci yeneen communes yi tey ñëpp dañu war nañu mën a seetaan tey ci ngoon te je crois que lii ñoom ñoo tax sañu gën a ñëw pour ñu xam ne yéen Gént yéen a fi nekk mais yéen a ngi liggéeyal te ñoom tamit war nañu mën a participer ci champs collectifs yooyu la ngay wax doomu Gént yi nekk ci biti. maa ngi wax doomu Gént Pathé yi nga xamante ni dañoo génn réew mi ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi te yàlla may leen ñu am luñ mën a dimbalee askan bi ñu bàyyi seen ginnaaw maa ngi leen di woo ci li nga xamante ni moom la ñu sumb fii ci Gént di ci woo ñëpp nag ñu dugal ci seen loxo moo xam appui boo mën a indi maa ngi la ciy woo pour nga ñëw parce que daal tey fi Gént Pathé toll 4e position dans la commune parce que bu ñu projecté Maka Yop moo Maka département bi Maka Yop moo nekk top après Koungheul topp ci Lour Escale topp ci ñun ñu nekk 4e te bu ma sañoon tey waa Gént yëpp dugal ci seen loxo ba nga xamante ni incha allah rabi 2021 su ñu ko projeté Gént su nekkul premier tamit war na ñëw 2e loolu daal mooy sama bëgg-bëgg di ci woo ñëpp Gént Pathé gépp nag. jërëjëf kooku moo nekkoon Babacar Samb nag président antenne fii ci Gént Pathé bu IDAM comme ni ma ko waxee dégg ngeen ko message bi loolu kese la yéen ñi nekk doomu Gént fu ngeen mën a nekk ci àdduna xam ne mbir mi seen mbir la parce que IDAM dafa yombal faj. kon donc nag yéen ñi nekk fii di leen yónnee ay ordonnances jar 100 000 50 000 bu ngeen fexee ba seen famille bi bokk ci IDAM ou bien ñi def bokk ci champs collectifs yooyu dina yombal faj bi ticket bi loon jër 5000 dina jar ay 1000 francs bi loon jël 2000 dina jël 500 francs mu nekk ak yeneen yu ay xéewal ci nekk ci ordonnances yi ak yeneen dégg ngeen Babacar waxal na waa Gént yëpp je crois que ñëpp dégg ngeen ko dañ ko def seen bopp def ko seen mënin pour lii nii bu ñuy projeté at Gént jël premier jërëjëf Babacar. merci. ok jërëjëf ba léegi ñu ngi fii ci Gént Pathé góor gi yow yaay président de chef de village nga présenté tout tribunal la. man Mortala Sarr laa tudd. Mortala. Mortala Sarr. waaw fan nga dëkk ci Gént Pathé. man maay borom dëkku Bujurgal. yaa dëkk Bujurgal. waaw maay président association des chefs de village bu commune Gént Pathé. ok tey nag waa IDAM gis ngeen ko yéen a ngi ci biir ndaje mi IDAM moo fi ñëw muy unité département d'assurance maladie bi nga xam ne mooy wàllu yombal faj wax ji yëpp mooy que ne bëgg a créer ay champs villageois mooy tool yu xam ne dëkk bi yëpp ñoo koy bokk luñ ci am ñi def ko dem enrôler ay nit ci dëkk bu yóbbu leen ci IDAM yow tey nga teewal fii chef de village yëpp nan nga gisee ndaje bi est-ce que ànd ngeen ci li xam ne IDAM bëgg na ko ànd ak yéen def ko fii ci dëkk bi. waaw baax na maa ngi lay nuyu di la nuyu ci turu chef de village yëpp di la xamal ne lii ngeen di dox ci commune Gént Pathé ñun chef de village yi dañ koy rafetlu di ci ànd ak yéen te ni ngeen ko waxee ni bëgg nañ ko doxale noonu incha allah ci kàttanu yàlla waaw. ok ban message nga am pour doomu Gént yi tey boo na chef de village ñëpp yàlla am doomu Gént yi nekk feneen ak feneen war a mën di participer ci Gént di fi yónni ay ordonnance di fi yónni ay dépense te lii nii lu yombal ordonnance la dépense bu yombal ñooñu tey loolu lay wax ci lu am njëriñ li. li ma leen di wax ñoom ñu participer ndax mbir mi am na njëriñ loo xam ne ni yow balaa nga xam njëriñ li sax kenn ñaanul yàlla teggi natt bi ndax natt la. ndax natt bi kenn ñaanul yàlla teggi ko waaye ku ci yàlla nattu ba nga teggi natt bi ngay xam ak njëriñ li ndax njëriñ li ku feebarle ngay door a xam njëriñ li kon nag maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi ci commune Gént Pathé di ndaw di mag nga fexe dugg ci IDAM ndax njëriñ loo xam ne ni kenn xamul fu mu yem. waaw yéen est-ce que par ngeen pour joxe suuf bi parce que tim tool bi day laaj chef de village bi joxe hectare pour ñu mën cee bay tool bi xam ne mooy ko toolu mbootaay bi est-ce que par ngeen yéen chef de village yi def lu mel noonu. waaw man ci sama bopp de pare naa te am naa yaakaar ne nii ma pare na la sama moromi chef de village yi pare ndax njëriñ la loo xam ne nii askan wi ñoo ko bokk ndax ñun askan wi li ñu fi nekkal kon nag lu ñor askan wi rek yaakaar naa ne ñun war na ñor te ni ma ko bëggee nii sàkk ko na la ci chef de village yëpp di àndee ndax mbir la moo xam ne ni njëriñu ñëpp la ndax ndimbal la loo xam ne ni ñun ñëpp lay jëriñ kon nag loolu moom kenn mënu ko bañ. kon ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw baax na jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant di rafetlu sa taxawaay di rafetlu seen teewaay fii ci Gént Pathé di leen gërëm di leen sant bu baax jërëjëf président chef de village yi la ñu àndaloon noonu moo leen wax ci turu chef de village fi nekk ñooy itam ñu joxe seen accord ci la xam ne IDAM par ne pour da ko fii nii loolu rek mooy itam bokk na ci lu xam ne dal na xel kon population bi yéen itam jëm leen a ànd la li nga xam ne moom la chef de village yi wax jërëjëf chef de village ok jërëjëf mbokk yi ba léegi ñu ngi fii ci Gént Pathé ñu ngi taxaw ak benn opérateur économique dëkk fii ci Gént Pathé ñu bàyyi la nga présenté nga wax ñu tribunal la. waaw Lamine li laa tudd opérateur privé semencier ñuy jënd semence fii ci Gént Pathé. ok
Michel yi comme niñ ko gisee tey suba léegi ci salle bi nekk fekk ak IDAM muy unité départementale d'assurance maladie ci benn champ villageois yu ñu bëgg a def fii ci biir Gent ak def ay champs collectifs yu xam ne village bu nekk da nga mën am benn champ boo xam ne da nga ci mën a enrôler doomu dëkk ba ci mën ci bokk mbir mi nag IDAM bu ko bëgg a def tim foog mu ànd ak ay ay partenaires yooyu ñu ne ñi si njëkk moom mooy opérateur économique yi nan nga gisee tey ndaje mi suba léegi bi ngeen ci nekkee ak yéen engagement ngeen jël pour travailler ak ñoom. waaw c'est vrai vraiment kontaan naa ci ndaje bi lool sous-préfet moom a njëkk oo keroog wax ma ko naa ñëw fekkee ndaje bi après Senghor tamit oowaat ma bon am na dama fu ma waroon dem sax mais tey dama ko fomm bon parce que gis naa importance ndaje bi parce que vraiment bon même ñun ki dañu amal njëriñ ñun suñu opérateurs yi parce que bu ñu joxee gars yi bu ñu leen dimbale ci semence ñu béy gerte bi mu réussir nañ ñu koy jaayaat ñun vraiment loolu moom lu am solo la ñun lépp loo xam ne vraiment développement bokk na ci ñun vraiment loolu moom dañ ciy bëgg bokk vraiment jëm nañ jàppale ci semence lebal leen wala jaay leen comme bon lu def nañ ko luur te vraiment gis nañ ci njëriñ bi at bu ne ñun la ñu jaay seen gerte vraiment. ok yow doomu dëkk bi nga. non man dëkkuma fi bon. fi ngay liggéey fi nga am seko liggéey am naa fi sax ci presque commune Koungheul yu bëri dama ci intervenir. mais la ngay wax doomu dëkk bi nekk ci à l'extérieur xam ne li njëriñ rek moo ci nekk ñu mën a jàpp ci lii boo xam ne mbir seen mbir la parce que yow mi fi dëkk sax yaa ngi jàppale doomu aadama dégg naa ci biir nga ne yàgg nga ko def ci commune bi di ko def ci yeneen commune di jël sa jiw di leen jox ñuy liggéey di la delloo tey bu IDAM ñëwee bëgg a boole dëkk yëpp ñu àndandoo def loolu lan ngay wax doomu dëkk yooyu pour ñu mën a di njëriñ. waaw ñoom tamit lépp lu ñu mën def vraiment ñu futeeku jéem a jàppale seen waa dëkk comme ñëpp amuñu possibilité dem ñoom comme yàlla dimbale ñoom ñu gën ñoom ñu nekk ci kaw war nañ mën a dimbali nit ñi surtout champ collectif bu ñuy wax loolu moom vraiment ñoom mën nañ ci dugal seen xaalis du bëri te dina am rendement bu bëri vraiment loolu lu ci jàpp dana baax moom nañ ci gën a góorgóorlu daal waaw. kon ñu ngi lay gërëm di la sant ban la mooy kàddu gu mujj gi. ah waaw bon di gërëm ñëpp di gërëm sous-préfet bi ma njëkk oo gërëm monsieur Senghor vraiment lii ma xaw ma goon sax man sama bopp mais tey bu ma toogee gis vraiment dégg kii kaddu yi vraiment man sama bopp dafa ma amal solo fu mu ne nii waaw man sama bopp am na loo xam ne engagé naa pour def ko mais du fii laa koy waxee waaw. kon jërëjëf je crois que monsieur Ly lañ nekkoon nekk opérateur économique liggéey fii ci commune bu Gent Pathé jël na ni nga ko waxee itam engagé na ci boppam mais am na loo xam ne du fii la ko waxee loolu mooy yëfu kilifa la ci des foog ñu toog tënk ko ci kayit ba ñëpp mën ci d'accord loolu li nga ko woo nag yàgg na koo def comme ni mu ko waxee yàgg na joxe ay jiwu nit ñi di ko delloo kon lii bu ñu ko ci wooyee da ci ko di kontaan kon dañuy ànd ak ñoom topp leen ci mbir mi rek ba ëllëg ay résultat mën ci feeñ kon ñu ngi lay gërëm di la sant sëñ bi ak jërëjëf